voilà mbokk yi asalaamaaleykum dellusiwaat nañu suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu toog ak waa Pastef bu président Ousmane Sonko kenn ci ñoom koo xam ne kii ci kàngaama yooyu la bokk di Abass Fall mi nga xam ne itam moo di coordonnateur départemental bi nekk fii ci biir Ndakaaru ci Pastef bu Ousmane Sonko moo nekkit ki ñu dénk loo xam ne jëm na ci wàllu organisation parti bi. ñu dalal ko nag tey ndax kenn ku nekk xam na ni parti Ousmane Sonko ba mu tàmbalee dugg ci langue politique ba léegi. génnu leen ci coow topp leen maanaam daal moom en tout cas vous faites l'actualité comme ni ñu amee habitude di ko wax. ñu ngi lay nuyu Abass. maa ngi lay nuyu Maodo. maanaam Seydi Hadj Malick. ok sëriñ di la ziyaare bu baax a baax a baax a baax. di leen di nuyu seeni auditeurs. di kontaan ci ñëw fii ci Sud FM. muy la première radio privée du Sénégal. oui absolument. nga xam ni bu ñu nee journalisme fii ci Sénégal surtout dans le domaine privé. je pense que Sud FM ñoom ñoo ci pionnier. ils ont beaucoup fait pour la presse. et ñu leen di profiter suñu teewaay fii pour féliciter leen. wax leen ne amoon nañ leen njukkal ci domaine boobu. di kontaan encore une fois daal di teew fii. d'accord mais Abass xam nga Pastef fi ñu toll nii demee. fu naka parti bi fu ngeen toll est-ce que yéen a ngi massifié wu. yéen a ngi waaj local yi wala lu xew am na seen 15 millions. globalement dama jaxase yu bari nag. waaw pour nga mën a développer. waaw xam naa xëpp nga ma ko. mais xam naa wàllum 15 millions yi moom. il faut que ñu tegandi ko de côté parce que ñun ci coalition lañ nekk. donc boobaa yeewu askan wi moom mooy génne coalition mooy génne 15 millions yi. voilà mais quand même parti bi alhamdulilah mu ngi dox yàlla mu ngi defal sutura. yoon bi nga xam ni tegu woon nañ ci ñu ngi ci tegu ba léegi et gis nañ ni sénégalais ñu ngi ñuy gën a jox nopp ñu ngi ñuy déglu duñu seetaan et bu ma waxalee yàlla rek ñu ngi sant yàlla. mu ngi massifié wu aussi bu baax parce que chaque jour nit ñi ñu ngi monter ay cellules carte yi ñu ngi koy jaay adhésion yi mu ngi yokk et alhamdulilah le parti se porte bien. parti bi mi ngi taxaw bu baax taxawaay bu baax. Ousmane Sonko moo nekk ci bopp bi yéen a ngi liggéey li ngeen di liggéey. mais dafa mel ne boo seetloo fii réew mi toll dafa mel ne ñaari camp c'est vrai que opposition bi respecté na leen trop. ñu ngi fi. mais xiiroo beeg ngaayoo bi dox ci diggante mouvance présidentielle bi. ak Pastef. dans l'histoire politique du Sénégal xëy na peut-être man mas naa am ci ay ñoom Mamadou Dia ak Senghor. mais bii moom ban lecture nga ci am. waaw non lecture bi ma ci am mooy ne. ñun dañ ci du ma ne dañ ci am fierté parce que xiroo beeg ngaay bi aussi jógewul ci ñun. ah bon non jógewul ci ñun parce que bu ngeen évaluer un peu parcours Pastef mosu leen dégg Pastef jël wax bu ñaaw teg ko ci acteurs politiques yi fi nekk surtout ñi nga xam ne ñoom lañ jàkkalool muy APR ak seeni mbokk. donc xiroo beeg ngaayo bi li ci gën a bari ci ñoom la jógee maintenant mais da nga naan pourquoi Pastef. justement c'est parce que xam nañ ni actuellement modestie mise à part nag vraiment xeebuñu benn parti politique quand même mais modestie mise à part ñoom xam nañ ni actuellement il n'y a que le président Ousmane Sonko et son appareil Pastef ñoom ñoo leen mën a indil jafe-jafe yi ñu nekkal te boo xoolee li fi xew boobu ba léegi depuis bi ñu créé parti bi ba léegi boo xoolee li fi xew yépp amuñu. benn visée dans l'opposition bu dul Pastef déggoo ñu attaqué waa PDS attaqué na waa PDS nam leen attaqué moom gis nga ko déstabiliser na parti bi rocci seeni kàngam jàpp ñiy tëj jàpp ñiy exilé noonu la def waa PDS diminuer waa PDS maintenant bi mu diminuer waa PDS liñ naan en français la nature a horreur du vide ci la Pastef aussi commencé am doole ci discours boo xam ni c'est un discours innovant indi lu bees indi waxtaan boo xam ni ci xel la du ci doole du ci saaga li sama mbokk mi Birame Souleye doon wax ñëw ne dañuy taal xel yi ñu xam ni def nañ xam nga aussi nag ñun pouvoir aussi du caaxaan. dañuy évaluer dañuy def sax seeni sondage alors plus ñuy avancer plus ils se rendent compte que actuellement nii la cible c'est Pastef donc il faut tout faire comme li Macky Sall waxoon ne dina réduire. opposition à sa plus simple expression maanaam dina dem ba faagaagal opposition ci Sénégal pare na ci waa PDS jéem na ko ci Khalifa Sall Ousmane Sonko rek a fi des moom moo fi am cette force politique là il faut que ma jàkkaarloog moom
xeex ak moom par tous les moyens c'est-à-dire que xiiroo beeg ngaayo bi yëpp ñoom la mais ñoom ñun ni ñuy defee politique buñ ko defoon politique problème yëpp du am saagawuñu xastewuñu dóorewuñu xeexuñu defuñu dara ay idée la ñuy indi ay débat technique la ñuy teg ci kaw table bi Sénégalais yi di ñu déglu di xam ne nag il y a une nouvelle façon de faire la politique te ñii ku leen jàppale xëy na dina am loo xam ni mën nañ ko indi ci lu yees ci réew mi loolu la Macky Sall mënul nangu moom ak ñi mu àndal. mais ban lecture nga am parce que tamit li jaaxal Sénégalais yu bëree bëri mooy. soo dee essayer di décortiquer discours Ousmane Sonko. bon 95% ci ay waxam wala la plupart buy wax pratiquement def naan il y a derrière tout ça il y a Macky Sall. pourquoi muy indexer toujours le président de la République. mais est-ce que yaakaar nga ne Macky Sall amul yeneen jot yu dul nekk fi rek di gérer Sonko mais loolu aussi. parce que souvent lui il cite dans Sonko il cite souvent Macky Sall. waaw il Macky Sall. waaw mais justement parce que Macky Sall moo nekk ci boppu réew mi benn. c'est pas une raison. oui mais acte yi man ñu en fait acte de gestion yi ngay wax. bu fekkee danaan Macky Sall moo nekk ci ginnaaw. mauvaise gestion bi nekk ci réew mi Macky Sall la Macky Sall moo yor réew mi ñun yaruñu ko keneen yoru ko. s'il y a un problème boo xam ne Sonko mbëkk na ko wala yooyu danaan toujours Macky Sall. non pas forcément maintenant derrière certains actes comme li fi amoon. événement mars yi mais loolu ñëpp xam nañ ni mais c'est Macky Sall qui est derrière avec son pouvoir loolu moom c'est clair. comment. mais c'est lui le responsable xam nga tey jii bu ñu nekkoon boo xoolee li fi amoon li amoon ci fan yii ci waa ji gaañu ci police bi. lu tax ñu relever le commissaire. et pourtant sa responsabilité directe n'est pas engagée mais c'est parce que moom moo yilif commissariat bi loolu tax ñu relever ko donc réew mi lépp lu fi xew ci njuuj njaaj ci yorin bu ñaaw ci leneen ak leneen Macky Sall est le principal responsable moom la du keneen li xew événement yi xewoon ni 8 mars mais ñëpp xam nañ ni ñoom la. mais comment est-ce que mën ngeen a démontrer matériellement ou physiquement je sais pas li xewoon mars ngeen la ñoom Macky Sall. mais boo xoolee mbir mi ni mu amee lan la ñu waxoon au début moom si boppam Macky Sall si boppam moom moo ni c'est une affaire privée moom lu mu ciy wut lu ci yoonam lu ci kàddoom. xam nga loolu lapsus bu leer la lu mu ci wax. non bu doon man mi la du wax seen affaire privée bu doon kenn la du wax seen affaire privée. day noppi rek. daf ci war a noppi yoonam nekku ci. affaire Adji Sarr par exemple. mais bien sûr moom lay joxe comme exemple ñu toogaat nga dégg le ministre de la justice toog wax ne moom moo informé le président Macky Sall en conseil des ministres une affaire privée lu muy def ci conseil des ministres lan la ci def ci conseil des ministres ça pose problème ñu toog ba si yàgg ngeen gis. mbir yi nu mu commencé leer ak ni ñu accélérer procédure bi ba def ci ay erreur ba le 8 février réew mi jëkk a tàkk le 8 février ba ngeen ko fàttali ci convocation boo xam ne dañ ko def ci président Ousmane Sonko alors que c'est un député te ñoom xam nañ ni procédure bi fa ñu war a jaar ba convoquer un député 8 février gis nga li xewoon ci dëkk bi ñuy mobiliser yeneen nit parce que am na yoo xam ne xëy na sax mënuñu ko wax ci rajo bi ñuy mobiliser yeneen nit ñuy def yeneen i mbir loolu yëpp appareil d'État Macky Sall la c'est Macky Sall principalement qui est derrière tout. pour yow affaire Adji Sarr ak Sonko c'est une affaire privée. c'est une affaire privée mais ñu yóbbu ko une affaire étatique. ñoom ñoo wax c'est une affaire privée et c'est une affaire privée effectivement. ñoom ñu yóbbu ko foofu. ñoom ñoo ko yóbbu foofu xoolal rek xoolal liñ ci def yëpp ci moyen. mais non parce que ñoom dañ ne ci mois de mars bi en tout cas bu dee manifestation yi amoon. avant 8 février parce que loolu convocation bi loolu dañ ne. Ousmane Sonko moo woote gars yi génn. waaw mais non Ousmane Sonko wootewul gars yi génn. waxul rek woote gars yi génn. riposter wu et tout ça. dafa woote ci loo xam ne ñun moom mooy suñu philosophie au niveau du parti et ñu basé ko ci texte yi mooy ne képp koo xam ne citoyen sénégalais nga dañ la bëgg a faagaagal tu as le droit de résister c'est dans la constitution loolu la wax dinañu résister par tous les moyens nag mooy les moyens démocratiques maintenant ñoom ñoo ko jëlee neneen bëgg jox ko un caractère violent moo tax affaire yi mujjee fi mu mujjee. oui mais parce que ñu nekk ci wàllu sécurité réew mi dañu wax ne. ci manifestation mois de mars yi. boo seetloo am na ñu yore ay fetal di dal ci ay Auchan et cetera ngeen baal ma ci publicité bi sax. ci ay makkaan ay Total ak yëpp. te ñooñu dañ gars yi pour état bi ñooñu dañ cee rax mais ay am na sax tudd naa dégg nañ ci ay rebelle ay mercenaires. ay nervis mais loolu. xam nga loolu waaw mais xam nga loolu. dafa ñaaw sax ñu di ko wax ci réew mi. naan ay mercenaires rek mais 14 personnes yi dee ku leen rey. ana enquête bi ñu waxoon dañ koy def. non mais ñu leen rey ñoom ñoo leen rey. la sécurité vous voulez dire. mani ñoom ñoo leen rey lu tax du ñu def enquête bi ana enquête bi
il y a la sécurité mais raxoon nañ ci mais gis ngeen fii yéen journal gis ngeen fi ay nit yor ay yat ay jaasi ay mbolde di dóor ay manifestants ñooñu fu ñu jógee ce sont les gens du pouvoir gis nañ leen loolu moom vidéo yaa ngi fi lépp pourquoi defuñu enquête fan lañ toll ci enquête bi te buñ ko deful tey dinañ ko def suba mbir mi il faut que mu leer par A ou par B les principaux responsables ce sont eux ñoom la du keneen gis nañ fi policier bu jël fital ki dee Parcelles Assainies gis nañ policier bi jël fital dóor ko mu daanu. waaw loolu moom manifestement gis nañ ko ci vidéo yi. gis ngeen ko ci vidéo yi ko tiré mais en tout cas gis nañ ko tiré gis ngeen ko ci vidéo yi. gis ngeen tamit ay nit yor ay jaasi ay mbolde di dàq ay manifestants di leen dóor gis ngeen ko. mais dóor nañ policier itam aw doj mu daanu. mais loolu yëpp ci xeex bi la bokkoon. te loolu nag dañ koy condamné. violence bi quoi. violence bi fa am non violence bi dañ koy condamné parce que ñun bañ ñu fekkee kër président Ousmane Sonko le 8 février jour boobu noonu mais nit ñi dañ nekkoon buntu kër Ousmane Sonko ñëw pour apporter ko kii soutien amuñu xeex amuñu dara man maa ngi fa woon mais gars yi dañoo fekk ñu taxaw rek ñu chargé ñu ci yoon ci kii bu xat boobu mais les gens étaient obligés instant boobu seen xol feesoon na loolu rek la ñu amoon. ñu riposté waaw mais loolu la ñu amoon. xam nga la foule comme on dit la foule est toujours folle moo tax gis nga kaaraange ak gestion de la sécurité gestion des crises yooyu dañ ko war a gën a jàng foule bu taxawee boo négocier ak ñoom rek am li nga bëgg mais boo chargé rek indi nga les conditions d'une confrontation. d'accord mais loolu ñu ngi ñaan yàlla loolu moom vraiment bañ a amati ci réew mi te loolu yëpp nag ci ñoom la dépendul ci ñun. d'accord mbokk yi ba léegi ñu ngi ci jano bi ak kii di Abass Fall bi nga xam ne moo di coordonnateur départemental bu Pastef bu président Ousmane Sonko. ngeen nekk tamit ci coalition Yewwi Askan Wi loolu daan ci dikk léegi. mais l'information bi nga xam ne yàggagul mooy dox sax ba léegi. mooy li xew Casamance. entre Doudou Ka ak ñoom Ousmane Sonko. Doudou Ka wax na. Ousmane Sonko wax na. yéen waa Pastef jàpp ngeen ne dañ leen a tooñ. am na Ousmane Sonko sax indexé na la police parce que pour moom. police ni mu waroon a taxawu ko. beneen bi ci tegu Doudou Ka nee na am na loo xam ni provocation la. ban lecture ngeen ci am. waaw xam nga moom wax dëgg yàlla sax xam naa xëy na day ut buzz mais ni mu koy amee baaxul xam nga buzz nit ñi ngi naan buzz lay ut mais buzz dafa am buzz bu rafet ak buzz bu ñaaw moom buzz bu ñaaw la am parce que mënuma concevoir fii Sénégal ci territoire sénégalais. nit ne keneen amul droit ñëw buntu këram sax toog fa nit ne kenn amul droit ñëw ci goxam am fa une réunion privée ce qui s'est passé ñëpp gis nañ ko xam nga entre la parole de Ousmane Sonko ak parole Doudou Ka il y a des preuves matérielles vidéo yi gis ngeen ko ñu wone agent sécurité yi taxaw croiser les bras ay gaawu Doudou Ka taxaw ne Ousmane Sonko na génn lañ wax de xam nga boo nee nit ki na génn ça veut dire que nit kaa ngi woon ci biir di tenir sa réunion nga ni na génn amul droit ñëw fii feefu Doudou Ka la loolu kay leer na ñëpp dégg nañ ko. alors que réew mi amul ay portions yi. mais réew mi amul portion mais c'est comme si tey suba président Macky Sall ne day dem Ziguinchor waa Ziguinchor ne ko doo jaar buntu kër ñoom Ousmane Sonko. imagine ngeen loolu une seule fois Macky Sall dem Casamance ñu ne ko doo jaar buntu kër président Ousmane Sonko wala doo jaar lu jege buntu kër Ousmane Sonko et pourtant de bu ngeen xoolee ay fan ca ginnaaw bi Macky Sall di def tournée politique am bi xam nga au niveau de Thiès am nañu ko ay militants Pastef yu ko gàttandu woon ak seeni pancarte jour boobu dañ leen a jàpp yóbbu leen police nangu seeni téléphone le lendemain defe naa 2 jours après président Ousmane Sonko bu muy def conférence de presse lan la wax dafa ni permettrewul benn militant Pastef muy perturber voyage yu Macky Sall à l'intérieur du Sénégal. waaw loolu nañ ko fàttaliku. permettre moo ko kenn parce que Macky Sall am na droit dem fu ko neex dañ ko war a bàyyi mu dem fu ko neex kenn warul perturber ses déplacements mais loolu ko ki koy wax bëgg nga jàmm et pourquoi ñoom ils ne peuvent pas avoir cette même courtoisie politique envers ñun. que fu Ousmane Sonko di dem ñu bàyyi ko mu def ay activités am pourquoi Ousmane Sonko rek lañ koy def pourquoi sañ ñu ko def ñeneen ñi pourtant ñëpp ngi déplacé wu di dem donc ñun on n'a jamais été pour la violence et suñu militants yooyu sax mais ñu may déglu ñoom laaj leen am nañ ci lu leen naqari woon ba ñu meroon ci mais dañ leen ni non bu mu amati kon kay loolu ku koy def kay bëgg nga jàmm
donc réew mi nag bu fekkee dafa am des sens interdits pour certains mais loolu dinañ ci xam dara. Doudou Ka moomu suba bu xewoon jaar fii buntu kër Ousmane Sonko fii nii est-ce que nit xalaat na ko rek waroo jaar buntu kër Ousmane Sonko. au contraire bu bëggee sax mu dugg ci kër gi on n'a pas ces problèmes là mais nag mënuñu nangu un citoyen sénégalais di tere beneen citoyen sénégalais ne ko dafa am fu mu war a jaar ak fu mu warul jaar. xam nga yenn yi dafa ñaaw sax ci réew mi te fi ñu jëm buñ ci jugul Seydi Hadj Malick problème bu rëy dina am Sénégal. déet. non xam nga lu tax. da ngay xool keroog la police. UNACOIS ñoo woo la police ne leen ñu ngi fii en réunion ak président Ousmane Sonko mais nous avons des problèmes parce que am na ñu nekk ci biti bëgg ñoo attaqué mais Ousmane Sonko mais du yàlla bay nekk ci biir nekk ci biti mën naa nekk ci biir di réunir ba pare nekkaat génn na nekk ci biti na day provoqué dina wax ay agent sécurité 4 ou 5 ne leen dem leen ngeen xeexi ak ñu nekk ci dem leen ngeen provoqué ñu nekk ci biti tout en sachant que moom ngi ci biir di bëgg a tenir une réunion privée paisible ak des gens xam nga loolu contradiction la waa UNACOIS woo police ñu toog lu yàgg ñuy soog a ñëw taxaw ca taliba agsi wuñu ba ci fi fee yi nekk ci kii ba maanaam fi xeex bi ne woon police agsi wu fa mais normalement dañu waroon ñëw ci buntu kër gi fi Ousmane Sonko nekkoon taxaw fa bu génnee parce que Ousmane Sonko même bu dul un opposant politique c'est un député du peuple war nañ ko mën a protéger parce que aussi veiller sur la sécurité du président Ousmane Sonko c'est veiller sur la paix au Sénégal de. ah bon ah oui lu dal Ousmane Sonko fii Sénégal ragal naa ni jàmm du fi am. ah bon ah oui. mais kenn waxul ne dana ko dal. mais li am keroog ñooñu bu ñu duggoon ci biir kër gi attenter à sa vie lan la ñuy def loolu taxoon policier dañoo doon ñëw ba ci buntu kër gi. taxaw ci milieu bi atte bu fekkee gis nañ ñoo xam ne dañ def naka su noonu comme ñoom ni ñu gaawee ci ñun fu ñu fekk jàpp ñu yóbbu ñu tëj ñu wala sànni ñu ci camp yi guddi ñu sànni ñu ci àll bi ñu ñibbi chaque jour nga gis ñu jàpp fi ay manifestants ci lan ci taxaw rek yor kii mais ñii dañu doon ay xeer yor ay jaasi yor ay trucs. mais les blessés c'est des deux côtés. non ñoom ana seeni blessé. loolu lañ wax Doudou duñ la ko woon na la woon ñun xam nga ñun gis ngeen suñuy blessé. oui gis ngeen ku ci tëdd ñu jam ko paaka gis ngeen kenn ko boppi toj ak ñeneen ñoom nañ la woon benn blessé bu bokk ci ñoom doo ko gis parce que ña àndoon ak président Ousmane Sonko dem yoon pour xeex Ousmane Sonko mi ngi àndoon ak ay agents de la sécurité et peut-être quelques éléments yoo xam ni xam naa ce sont les jeunes de la JPS yu nekkoon foofu doo leen gis ñu woon la benn blessé duñ la ko woon. donc c'est ça ci côté Doudou Ka doo ci gis benn blessé. nañ ñu ko génneel ñu xool. wala vidéo yi wala image yi. duñ ko génne parce que vidéo yi gis ngeen ko. na génn yéen a ngi dégg waa gi naan na génn fii fiefu Doudou Ka la loolu kay leer na donc quand les gens disent que ni confrontation en d'autres termes yow pour yow ñooñu Doudou Ka leen yónni. mais bien sûr moo leen yónni dégg nga li président Ousmane Sonko wax moom ñëw na nekk ci kàttan après dem yoonam ba mu demee ca la gars yi ñëw commencé ko attaquer c'est Doudou Ka qui est derrière tout ça. mais est-ce que la preuve bu mu génnee lu mu wax nee na Ousmane Sonko moo ñëwoon foofu pour provoquer ko xam nga loolu la wax. non Ousmane Sonko waa UNACOIS ko woo loolu beneen affaire la. UNACOIS def nañ communiqué pour wax ni ñoom ñoo invité woon Ousmane Sonko pour mu ñëw et c'était pas une rencontre politique. d'accord mbokk yi ba léegi ñu ngi ci janoo bi. mais est-ce que Doudou Ka bu fekkente ne yii yëpp jaral na ko. est-ce que dafay nekk candidat wala est-ce que Ousmane Sonko la ragal mu nekk candidat Ziguinchor. wala est-ce que Ousmane Sonko officiellement déclaré na ne day nekk candidat mais lan moo fi jar loolu te dara xewagul. mais dama la xam nga Doudou Ka bëggul sax gis Ousmane Sonko Casamance xam nga dégg nga dafa juum sax ne at ba at la fiy ñëw te saa yu fi ñëwee problème am donc na toog Ndakaaru xam nga loolu bu ko waxee c'est grave dégg ngeen ko at ba at la fi ñëw mais saa yu fi ñëwee problème am donc na toog Ndakaaru bëggatuñ ko gis Casamance. xam nga loolu moom mais mënut a empêcher candidature am. mais mënu ko empêcher Doudou Ka mënul sax empêcher candidature janaxu Ousmane Sonko mënu koo empêcher. janaxu Ousmane Sonko sax bu bëggoon nekk candidat Doudou Ka mënu ko empêcher donc bu yeboo mu noppalu quelle que soit la situation dinañu am candidat à Ziguinchor muy Ousmane Sonko muy keneen ku fa mënta nekk laa la wax janaxu Ousmane Sonko sax bu nekkoon candidat foofu gagné Doudou Ka.
jarul muy sonn représentative. non xam nga waaw am na ay nit non xam nga représentativité moom mais moo ko ay waa këram sax représentativité la mais par rapport ak président Ousmane Sonko mais 2022 soreetul et pour te dire que ni ñoom li ñuy def xam nañ ko doofu ñuy jëne jàpp leen ba ñuy attaqué le président Ousmane Sonko le lendemain Ousmane Sonko bu mu génnee di def son doxantu dem na fa jaar na fa lu tax génnuñu attaqué ko. jaaraat na fa. bu baax jaaraat na fa ak cortège am lu tax génnuñu dañu waroon génn te loolu dootul amati xam nga président saa yu. mais est-ce que Ousmane Sonko wax du ay menaces léegi nag lii dootuñu ko may te kenn de. non œil pour œil dent pour dent. mais Seydi Hadj Malick yow jàng alxuraan. loi talion boobu. waaw. c'est vrai que dans le Coran aussi y a ça mais bon. jàngu nga ko. oui mais bon te ñun diine mooy suñu cëslaay. oui mais day fekk. diine ak texte mooy suñu cëslaay. nous sommes dans une république mais en tant que musulman boo fekkee suñu diggante ak suñu borom rek ñun amuñ ci benn problème xam nga lu tax muy am na yoon def liggéeyam de la même façon tey jii nii gis nga tey jii nii bu fi benn ministre rek c'est ministron là ku doon ñëw fii su defam fii rek di fi def si émission rek di nga gis ñaata nit lañ ñoo leen di topp. quelquefois sax ñu dépêcher un agent de la police mu ñëw pour ñoo xoole seen militants yu tuuti seen responsable yu tuuti waan yi nga xam ne représenté wuñ dara bu ñuy génn sax dañ leen di affecté ay agent mais nañ def liggéey la police la gendarmerie ñun lañ fi nekkal suñuy impôt lañ leen di fayee fu am risque affrontement dañ fa war a taxaw séparer les gens mais quand il s'agit de Pastef moom ñu génne bâton bi dóor ba ñuy bëgg a dee mais quand il s'agit nag des gens du pouvoir ñu xale leen yoon lu leen neex ñu def. d'accord Maodo loolu mënul continuer te moo tax ñuy woote jàmm comme nag ñun suñu kilifa diine rek lañu am saa yu ñu jaaxlee ci ñoom lañ jëm nañu wax ak ñii ñu bàyyi ñuy def parce que ku ñu dóor nañ fayu. Ousmane Sonko wax na loolu nee na kilifa diine yi. ku ñu dóor nañ fayu. ku dóor nga fayu daal ku ñu dóor dinañ fayu. comme juste non comme yoon amul ci réew mi léegi. mais yéen su nga nee dootu fi amati Macky Sall leen dootu fi amati parce que mois de mars bi Macky Sall leen da nga leen bett dootu fi amati. waaw bii tamit ngeen dootu fi amati. xam nga loolu moo graaw ci kilifa. mais Macky Sall leen dootu fi amati. mais dootu fi amati. oui mais parce que il a la sécurité de tous les Sénégalais. waaw d'accord dootu fi amati. sax ci ngeen bokk Macky Sall seen sécurité. mais justement non ñun koy bokkuñ ci. parce que buñ ci bokkoon kenn duñu agressé ñu toog dañu xool ñun koy bokkuñu sécurité bi ñun koy au contraire bokkuñu ci déet gis nga li xew. Guy Marius Sagna gis nga keroog mu dem domaine ñenn ñu dóor ko ba xotti yére mu déposé ay plainte ça fait plus de 4 mois 5 mois kenn waxu ci. saccagé nañu suñu siège fii ci période parrainage bi plainte yi ñu déposé woon léegi mu def 2 ans France daal di xëdën dara kenn waxu ci. waaw. guddi moom laa lay laaj. anamu te déposé nañ ko suba bu ma fi defoon dara benn waay fii ñu déposé plainte bi. bu ko déposé 8h30 ñu woo ma ñoom. le gouvernement. maa la wax loolu. kon yow da ngaa jàpp ne gouvernement Macky Sall dafa singali waa Pastef. mais daf ñëw singali loolu kay dafa leer nañ daf ñëw singali gis ngeen liñ ci def. mais Macky Sall ban intérêt la am pour singali alors que. mais parce que ñoo ko tere nelaw. Macky Sall li muy gérer ci boppam bari na de. déedéet Macky Sall géreetul Sénégal. ah bon. Macky Sall xam nga lu muy gérer. fexe nu mu éliminer Ousmane Sonko. comment ça. bu xëyee suba ba ngoon. loolu lay liggéey géreetul Sénégal. mais lan la ko Ousmane Sonko mën a yàqal. mais xam na ko Macky Sall liggéeyatul su xëyee suba ba ngoon bu toogee ci bureau boobu naka lay def ba éliminer Ousmane Sonko loolu kese mooy liggéeyu Macky Sall actuellement il n'a plus le temps de gérer le Sénégal. yaakaar nga son seul souci c'est Ousmane Sonko comment faire pour l'éliminer. mais baal ma ci kàddu gi mais yaakaar nga ni Macky Sall doyadi na. doyadi gu toll noonu. simplement pour Ousmane Sonko mu jaral ko bàyyi léppam pour di suivre benn Sénégalais comme. waaw parce que dafa waxoon. pouvoir yi yàlla jox Macky Sall yëpp. waaw mais juste xamu ko xamul pouvoir yi ko yàlla jox malheureusement loolu mooy cat bi xamul li ko yàlla dénk su ko xamoon dina tal leneen lu dul loolu Macky Sall moo toog ne dinaa réduire opposition c'est-à-dire dinaa rey opposition ba mu dee. moo ko toog wax ko yéen ñëpp ngeen dégg ko j'ai réduire l'opposition à sa plus simple expression. danaa rey opposition ba du amati Sénégal donc ku wax loolu kay booy daggate ba mu des kenn mais da nga naan kii moom ma desee rek il faut que mu xam ni opposition Sénégal c'est un monstre c'est comme un monstre c'est comme une hydre c'est un monstre à 1000 têtes. Pastef c'est un monstre à 1000 têtes
buy dagg bopp beneen bopp di ñëw mënu ci dara day sonn rek. mais jàppoon na la fi yàgg dugal ci kaso bi loo fi defoonati sax. man kay fàttaliwaat seen wala jàppati nañ la fi. man kay defuma woon dara xanaa kay. ah déet jàppoon déet. Abbas dañ laa dugaloon kaso. waaw dañ maa dugaloon kaso et c'est looloo graaw damay déglu keroog Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram. amiin waay rahmatulah alayhi. may déglu benn kii mu di ko wax mu waat mu ne billaahi réew mi justice amu fi. barki dem rek maa ngi koy dégg. waaw mu ne dafa tiit parce que réew mi amul justice. maa ngi koy dégg mu ne dama tiit. Al Maktoum te loolu ba mu koy wax yàgg na. c'est tellement actuel mais nan nga mën a jëlee nit Maodo fekk ko ci yoon te jour boobu defe naa prison yi ñu jàppoon laa doon yóbbu fekk ma foofu ca buntu Cap Manuel prison jagatee ma yóbbu ma te waxuñu ma li ma def. kon dañ laa fekk ci buntu prison bi rek. waaw nga seet say ñun jàppoon. waaw suñu mbokki politiciens yooyu. waaw ñu boole la ci gars yi. non en fait boobu fekk na xam naa bokk naa ak seen visée man ak Birame Souleye Diop buntu Cap Manuel lañ ma fekk yaay Abass Fall waaw yéegal yéeg pour lan ñu ne ma c'est la digue. cela veut dire que sa tur jiitu na la. yàgg na noonu lañ ma yóbboo ma ñëw laaj leen lu ma def ñu ne non mënaguñ la ko wax après il faut poser ay questions ma leen dama leen tontu. ma leen waxul lu ma def répondre loo. déet ni koy boo ko jàppee Maodo di nga ko wax li nga ko reproché soo ko waxee mu tontu ba may dem jàkkaarloog Samba Sall yàlla na ko yàlla yërëm waxuñu ma li ma def. mais interrogatoire bi amoon ci dikk. waaw xanaa tontu nga benn baat. non du ma tontu parce que dama leen wax leen ma d'abord lan laa def su ngeen ma waxee lu tax ngeen indi ma fii dama sàcc dama rey nit dama def dara bu ñu ma ko waxee ma leen ba ngeen ma ko waxee ma tontu mais du ma ñëw. mais tant que tegalul la ci taabal ji. lu ma def du ma tontu. mais pourquoi kon ñu la yóbbu ci juge bi. laaj leen ko ñoom. ñu jegate la yóbbu la ci. def naa fa 96 heures. 96 heures. ñetti yoon lañ ma génne woo ma laaj ma lànk ne du ma leen tontu ñu dellowaat ma ci kii bañ may defeere noonu lañ ma indee sama kii bi déferment. dañ la defeere sans réponse. rien procès verbal. rien bi ma demee ci juge bi ñi ñu jox liberté provisoire dafa génne dossier bi dama dégg naa da nga bañoon def man ko waaw parce que dama waxuñu ma lu tax mu def mu ne waaw mu ne waaw ci lañ foofu jour boobu lay soog a xam lan lañ ma jiiñ. wallahi lazim maa ngi wax ci. bi nga jàkkaarloog juge bi. ci lay soog a xam lan lañ ma jiiñ. juge Demba Sall. non Demba Sall moom dafa ñëw rek mu expliqué ma moom mayu ma sax ma wax. mais fàttali naa ko alxuraan nag jour boobu mais mayu ma sax ma wax noonu lañ ma jàllee lay dem. yóbbu ci kaso bi. kese. kon yow mais nag man nag. kese ci juge ba bañ may accordé liberté provisoire lay soog a xam. dama juge bi di soog a wax lan lañ ma doon tuumaal. loolu lañ la doon tuumaal yaa ko def loolu lan la. ah non la ilaha illallah non man xam nga man dama nekk ci parti politique boo xam ni dañoo woote def politique autrement et que lépp lu ñu def nañ ko teg ci yoon. luñ ma jiiñ ne maa ko def man leen maa ko def muy yoon ak mu ñàkk yoon man leen maa ko def foofu laay soog a xamee nee nañu dañ doon menacé. dañoo woo ay Souleymane Ndéné Ndiaye nga xam ni kooku dama yàlla baal xaw ma ban njariñ la ñu amal sax bañ koy woo di ko menacé ak Mahmoud Saleh nga xam ni moom tous les sales boulots de la présidence moo koy def ñu ne ñooñu daal dañ leen a yónnee ay message di leen menacé boobu yàlla xam na ni fàtte woon naa ni sax ñooñu ñu ngi dund. ah bon boobu yow sax xel nekkul ci Souleymane Ndéné Ndiaye. Souleymane Ndéné Ndiaye ban enjeu la ñu amal ban njariñ la ñu amal Souleymane Ndéné Ndiaye dal la du dara. Mahmoud Saleh Souleymane Ndéné Ndiaye c'est une relique politique maanaam mbalitu politique la relique mbalitu politique la. luñ koy lu ma au ma temps Mahmoud Saleh. mais yéen a toj këram kan. ay booy daal tëj nañ ko parce que. sëñ Maodo nag Seydi Hadji Malick bu wax loolu lay tamit ñoom lépp lu ñu wax ay kàcc la xam nga lu tax ñoom mën nañoo sax toog seeni kër jiñ ko waa Pastef. ah bon. xoolal faux compte yi nekk ci Facebook. waay. xoolal rek li nekk ci faux xoolal liñ keroog détecté nañ ci 400 ou 500 faux compte
compte yoo xam ne kenn xamul ku leen. ñoom ñoo nekk ci ginnaaw di saaga ne Pastef la ñu bokk di saaga nit ñi ku wax ñu saaga la ñu ne waa Pastef la ñu. xanaa déggoo leen seen discours toujours waa Pastef daal internet bi saaga rek lañ fi nekk chaque jour da ngay dégg ñu di ko wax. non dañuy wax sax booy Sonko yi ku laal ñu saaga la. ku laal ñu saaga la. alors que pour yow Abbas. non loolu c'est clair jàpp nañ ci lu bari. ah bon signalé nañ ci woon lu bari Facebook ba ñu kii leen lu bari. am na yenn compte Facebook sax mais am na ci ñoo xam ne xam nañ nekk seen ginnaaw man bi may ñëw fii lañ ma yónnee benn waaye di wax suñu benn coordinateur di wax ak benn kii waaye gi ne ko ñun daal sa waaye li tax affaire bi neex mooy chaque jour dinañ ñu fay 5000 francs ak 3000 francs ak 5000 francs connexion. c'est-à-dire que tey jii bu Ousmane Sonko def francs par jour quoi. voilà bu Ousmane Sonko di def tey jii conférence de presse. journée bi yëpp par exemple dinañ leen jox seen connexion fay leen ko pour ñuy saaga rek par exemple. ne ci net bi saaga rek. di saaga rek. ku wax ñu saaga la. waaw mais xam nga sëñ Hadj Malick munoo tey jii nii nit nekk ci ginnaaw clavier am di bind nga wàcc ne lii waa Pastef ñoo koy def. non amoo ci preuve de wax dëgg. loolu moom mënul nekk maintenant li doon noonu. mais yéen tamit mu leen waat wàcc na ñoom ñoo koy def. déggoo li ma la wax wala da ngeen may preuve. non ñun suñu militants yi. oui meluñu noonu. ñun dañu yor école dañu yor li gën a siiw mooy yéen booy Sonko yi ñooy saaga. non mais loo ci mën ñoom loolu mooy seen discours ku wax ñu saaga la ñoom loolu rek la ñuy wax mais ñoom mais mës nga dégg benn responsable Pastef bu saaga. non ci ñi ma ci xam ci kaw non. non léegi ñaata responsable APR nga dégg ñuy saaga. Yaxa Mbaye du bis mu ne ngeen dégg ko mu saaga Cissé Lo léegi sax noppi na ñaata yoon ngeen ko fi dégg mu saaga mën naa fi continuer di ko citer ñoom rek ngay dégg ñuy saaga ay responsable mais mosoo dégg Ousmane Sonko mu saaga Abass Fall mosoo ko dégg mu saaga mosoo dégg El Hadj Malick mu saaga Birame Souleye Bassirou Diomaye Faye mosoo ci dégg benn responsable Pastef bu saaga te ñoom chaque jour ñu saaga nit ñi. pour léegi su ma la déggee. mooy ñi nekk ci gannaaw Facebook beeg net beeg yooyu. ci réseaux sociaux yi. kon yow pour yow APR moo leen di jox xaalis ñu leen di saaga. dama ni genn wàll gi def confusion bi. lu ci gën a bari ñoom la mais ñun même bu fekkee ni tey am na suñu militants yu saaga fii laa koy waxee ci micro président Ousmane Sonko wax na ko kuy saaga bokkoo ci ñun. Me El Hadj Diouf nee na yéen la ah. non mais wax nee na booy. Seydou Malick bu yàq suñu émission nag. non bu fi tuddee El Hadj Diouf bu yàq suñu émission nag yow tamit xam nga kooku moom boo ko tuddee rek nga yàq émission bi. dafa nekk avocat koo xam ne kii xëy na moom ngeen di xëcc. non bul yàq émission bi bul yàq émission bi xam nga ni kooku moom. yéen pourquoi duñ ko tudd waa yooyu. non yow tamit du taxaw na fi moom si bopp moom ngi wax taxaw na fi saaga ñu. El Hadj Diouf waaw déggoo ko saaga yu bon yu ñaaw xam nga dégg nañ ko xam nga man en fait Sénégal man léegi li ma jaaxal Sénégal mooy loolu dañuy gis lu ne fang bàyyi ko fi di extrapoler ci li nga xam ne amuñ ci benn preuve. loolu man moo ma metti Sénégal. absolument waaw ay nit a ngi saaga waxuñu ñooñu mais ñu ngi extrapoler sur des soi-disant insultes yoo xam ne ñu ne waa Pastef yee ko def te loolu amuñ ci benn preuve te ñun nag mais gis nañ ko. amu leen benn preuve it ne Macky Sall mooy xeex Sonko. non si c'est-à-dire que non ñun dama ni ñun dañ koy assumer lépp loo xam ne dal na ci kaw Pastef c'est le régime de Macky Sall et le principal responsable moom la. c'est Macky Sall c'est toujours Macky Sall. moom la. alors coalition Yewwi Askan Wi. waaw ñu ngi ci liggéey bi. comme li ngeen gisee woon lancé woon nañ ko fi. fan yee monté nañu comité électoraux yi. démb commencé nañu investiture yi au niveau local am nañu investiture du 13 au 20 maanaam gox goxaat yëpp investir na dinañu investir incha allah suñuy candidat pour élection. pour élection locale yi. ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax xam naa bu yàlla defee jàmm moom incha allah d'ici la fin du mois toutes nos listes dinañ pare ñu déposer ko soobu yàlla. attaqué li ci passeport diplomatique yi ne am assemblée nationale. coow li ci am. bon dañuy boole lépp ñoom kilifa ñoom ñu ngi ci kaso bi. il y a 2 députés yoo xam ne gars yi tudd nañ leen ñëpp xam nañ ko. mais tey gis nga ubbi nañu session ordinaire unique bi nga xam ne 121 députés ñoo teewoon. bon ubbi nañ ko en tout cas. waxaale ci lu bare. mais est-ce que loolu du le début d'un commencement pour gars yi mën a summi kiraayu gars yi ñu dem àtte ji rek. gis nga Seydi Hadji Malick lii moom c'est banal. lan moo banal.
seen affaire bii yëkkati kii laa yu député bu def loolu c'est banal loolu du dara loolu du actualité bañ ko war a def yàgg na surtout que ñii ñoom dañ leen a tudd ci enquête jar woon sax ñuy xaar ay session buy ubbi non 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 amul benn lien ba leen tuddee lañ leen waroon woo genre lii presque flagrant délit la presque flagrant délit la Bougazelli bañ ko jàppee ci ay faux billets nu mu def pour suturaal boppam dafa démissionné xam naa sax gars yi ko xelal ne ko démissionnel parce que gàcce la woon la pour ñoom ñuy statuer di yëkkati son immunité parlementaire mais boobu dañ ko jàpp flagrant délit sax boobu moom jaru ko sax woon dañ ko jàpp flagrant délit xam naa ne ñoom comme ñoom dañuy toog di waxtaan xam naa ne nañ ko démissionnel rek après nañ ko lijjanti nga génn te noonu la demee lijjanti nañ ko mu nga génn boole ci ñàkk jom taxaw ci sénégalais yi di wax te ñu jàpp la flagrant délit ngay jooy comme xale ñii tamit wax fa dëgg yàlla awma ci benn yaakaar. non yow tamit non tamit. wallaahi. non yàlla naa juum nag maa ngi ñaan yàlla pour une fois rek depuis que Macky Sall est là maa ngi ñaan pour une fois ñu jaarale mbiri yoon au moins sur les 1000 xaw ma 2000 3000 xaw ma N1000 dossiers yi nga xam ne Macky Sall teg na ci kuddam bii mu bañ ci bokk. mais nee nañ ministre bi yor wàllu justice. Maître Sall defe naa ne waxtaan nag le président assemblée nationale. Moustapha Niasse. Benno Bokk Yaakaar seen groupe parlementaire bi ay miir ñu ngi toog na fii semaine passée ne. du ñu protéger kenn képp koo xam ne kii daal def nga tooxi doona. dañuy di bu këyit bi ñëwee. daañu ko buñ ci jotee. ba xam ne loolu la ñu kii daañu ko def. ay miir ñun gëmul sax ne ñu ngi la sant. non gëm na ko yow tamit waaw aussi. gëmul sax ne ñu ngi la lu mu wax. gëmu ko sagam kilifaam moo toog ne du ma protéger kenn ba pare toogaat ci kanamu sénégalais yëpp ne sama conc yi maa ko teg ci ay dossier kon ñii mënuñ ñoo wax. loolu Macky Sall waxoon na ko fi. mais waaw léegi. ça ne signifie pas que assemblée nationale du ñu muri. mais pourquoi non waxuma du ñu muri kii bi de dinañ ko muri mais du mujj fenn ñaari fan ñetti fan ñu tëj leen. ñu feebar fii génn ñu bàyyi leen ñu dem doxi seen soxla xam nga lu tax lii buñ ko toppee. du ñaari député rek la ñuy jël. ah bon da nga yaakaar am na leen lu laxasu. mais Pape Diop ancien président assemblée nationale lu mu wax nen loolu yàgg na assemblée nationale. oui. wax na ko wala waxu ko. wax na ko wala waxu ko. waaw xaw na ko liyaar de xaw ma nag. de da ko wax sax moom kay da ko wax nee na loolu yàgg na assemblée nationale. ñaari député yii. maa la ko wax jàpp ko tey yàlla naa juum nag pour une fois du mujj fenn. pour yow même bu ñu dindee seen immunité bi. après déggoo li ma la wax ñaari fan ñetti fan bu leen tëjee kaso génne nañ leen man maa la wax loolu. parce que ñoom aussi xam nga ni ñoom ñaar kese mënuñoo toog di defar ay faux passeport diplomatique je ne sais pas ay di kii di takk di fase di takk di fase ñoom defal luñ ko seen bopp. c'est une chaîne. passeport diplomatique dafa am fu muy jaar. yow xanaa kay booy liggéey ci chaîne boobu nga constaté ne benn député fanweeri divorce ak ñett dem na sax ba takk góor. non pièce d'état civil yi sax ak pièce d'état civil ak mais. ok nga xam ne kon du ñoom ñaar kese du mujj fenn. pour yow c'est un énième scandale du mujj fenn. mais lan moo tax avocat Ousmane Sonko yi am confiance trop ba fan yi sax ñuy jéem a su ko yowaat dossier Adji Sarr bi nañ gaaw xawmal au fond du dossier loolu lu nga ji. waaw xam nga loolu yoon moo ko may accusé bi que ni am na ay avocat am nañu droit am accès ci fond dossier bi parce que pour ñu défendre ñoom seen client il faut que ñu xam li nekk ci biir dossier bi il faut que ñu génneel ñu fond dossier bi nañu génneel kayit ya fa nekk nañu génneel audition ay kii Adji Sarr yi nañu génneel audition waaja mu àndoonoon nañu génneel audition wu ndaw si moomoon salon bi nañu génneel audition xale bu jigéen ba beneen xale bu jigéen bi ba fa nekkoon foofu ñu génneel ñu ko dossier bi kay moom il faut que ñu. mais loolu avocat yi amuñu ko moom la ñuy laaj. moom la ñuy laaj dañoo bëgg mbir mi leer rek. yéen sa waay yéen seen xel dal na ci affaire Adji Sarr bi de. te ngeen a bañ a kii. léegi bari ay galgal de. waaw xam nga galgalu yàlla moom amul bu ko ëpp doole. ñun nañu génne dossier bi dañoo bëgg rek mu jaar ci yoon parce que duñu nangoote suñu président nekk fii nekk sous contrôle judiciaire ad vitam aeternam duñ ko nangu. il faut que ñu régler loolu nañu génne fond de dossier bi jox ko suñu avocat yi liñ ci war a def leneen yoon may ñu war ko def ñu def ko ñu loolu rek lañu laaj ñu leneen. mu jeex. kese
fond de dossier bi parce que ñaata Ousmane Sonko même avocat yi li ñu constaté mooy comme tudd nañ ci viol. oui te viol amu ci moo tax ngeen di cëpp parce que wóor na leen ni comme ñoom yàlla dogal na ñoo génnee baat boobu. te gis ngeen ne viol amul bon c'est pourquoi yéen. wala da ngeen a yaakaar ne. ñoo ko génne de xam nga seen ministre de la justice bi nga xam ne moom mu ngi ci lépp wax na ko keroog dégg naa bi ñu ko invité 2STV parce que man daanaka du ma leen seetaan mais extrait bi laa gis rek mu ne juge bi su lu tax mu bàyyi ko parce que dafa écarter la thèse du viol moo ko wax de. écarté. moo ko wax de boo ko seetaanee di nga ko dégg mais juge bi lu tax mu bàyyi Ousmane Sonko parce que dafa écarter la jeex na moo ko wax de. ñoom ñoo fi tudd seeni viol bi moom dinañ ko prouver incha allah. mais pourquoi le mot écarté. non dama ko cité rek moom la mu wax. oui mais parce que bu ñu ko écarté c'est parce que nekkatu fi. dinañ ko lijjanti de viol bi moom incha allah dinañ ko lijjanti moom. ak lu mën a am. ak lu mën a am dinañ ko lijjanti non mais dossier bi dañ koy vider par A ou par B. par A ou par B. dañ koy vider li ñu mën a def mooy. non lieu rek. ñu xam ne jeex na ñu dem wala bu leen neexee tamit ayca. ah bon jugement. déet il faut ñu àtte ko par A ou par B ñaar yooyu rek moo ci mën a nekk. mais bu ñu dëggee seen tànk ci loolu lan mooy soor Ousmane Sonko ëllëg juridiquement politiquement est-ce que mënu ko empêcher mu nekk candidat mënuñu bàyyi ba élection présidentielle yi bëgg a jege si ñu sukkandiwaat dossier bi. yëngal mais est-ce que yéen a ngi bàyyi dëgg sarax yooyu xel. chemin yëpp teg nañ ko di xaar buñ ci génnee rek ñu am taxawaay buñ ci def chemin yëpp fu ñu génne rek ñu am taxawaay bu ñuy am fépp. mais incha allahu rabbi ci kattanu yàlla. yàlla rek boo mun a tere Ousmane Sonko nekk candidat en 2024 yàlla kese moo ko mën Macky Sall mënu ko ku ko ëpp doole ëpp ko kattan mënu ko yàlla rek moo ci mën. incha allahu rabbi 2024. il faut mu sëgg bëri. par force dina sëgg bëri. non bokkul ci bëri bi non moom bokkul ci bëri bi. Ousmane kay day bëri par force. non je veux dire yéen écarté ngeen Macky Sall. Macky Sall kay mënut a bokk problème bi kay mooy bu amee ku dul bokk moom lay doon. lu tax. troisième mandat. mais pourtant jeex na Sénégal. bon il y a des velléités dans son camp ñuy wax. non amul velléité bëgg na ko. ah bon. bëgg na ko mais du ko fi defee xam nga Abdoulaye Wade bu mu fiy jógee sax dañ na du fi am troisième mandat ñu bàyyi ko. candidature am ñi nangu ko mu bokk mais Macky Sall. dadul bokk bu conseil constitutionnel ne bokk na sax du bokk du fi campagne du fi voté. menace la wala. non Sénégalais yi ñoo ko dul nangu xam nga démocratie Sénégal fu mu toll la da nga lépp loo gis affaire bi lu ñu gën a dem nit ñi seen xel di gën a ñaw nit ñi seen xel di gën a ñuy gën a yeewu ci mbir yi la ñu mayoon Abdoulaye Wade duñ ko may Macky Sall parce que Macky Sall on lui a donné le pouvoir sur un plateau d'argent dañ ko jox comme ni ko yàlla di joxee nit ni ko joxee buur daf ko jox ak noblesse daf ko jox ak yërmande daf ko jox en fait daf ko jox parce que nguur yàlla du ko jox n'importe qui. bien sûr dafa am nu mu ko joxee yàlla bu lay jox nguur daf lay jox benn valeur mais bu fàtte ne bu koy jël da koy biif. non da koy foqati kay. da koy foqati du la sax tàggu. loolu alxuraan la sax d'ailleurs. ñu ngi ci jano bi ba léegi ak Abass Fall. bi nekk coordonné département bu Dakar. organisation parti bu Pastef bu président Ousmane Sonko tam nga nekk ci mbir yooyu la. seen ay activités politiques fi nu toll nii. yu mel ne rassemblement yi am ak ya ci aju. est-ce que Ousmane Sonko pare na. que lépp loo xam ne li société civile bi. woote na ko comme rassemblement mu dem. mais bien sûr wala sa sécurité moo ko permettre tul. bien sûr non xam nga loolu bëggoon naa ko wax sànq xam nga président Ousmane buy génn ni di dem dëj sax ñuy jaale ji wala feneen sax xel mu dalam nangul na ko mu ànd ak ñaar wala ñett sécurité mais léegi incha allahu rabbi buy génnati. lu ne dina ko topp parce que nag fu mu toll nii ñun en fait bëgguñu woon egg ak fenn ci gars yi mais xam naa ne foofu lañ jëm ak ñoom ñii jël bakkanu Ousmane Sonko du dara ci ñoom. non tu vas passer yow tamit non. quand même je ne pense pas quand même. mais li xewoon Ziguinchor gis ngeen ko bu fa kenn nekkul woon mën nañ dugg foofu attaqué ko ba ñuy fekk suñu siège ak ay jaasi di ñu attaqué bu ñu ko fekkoon dañ kenn waxatu ko. yow xam nga politique nu mel Sénégal Abdoulaye Wade ñaata yoon la ko fi gars yi jéem a attenté à sa vie ñaata yoon lañ ko fi dogale fi ba koo rek loolu comme démb si ñun
ñii nguur jaral na leen loolu léegi nag loolu lañ dul defati. rey bakkan ngir nguur. ah xam nga nag. waaw bon ba xel tamit imaan yëpp yamuñu comme on dit. imaan yëpp yamuñu. waaw imaan yëpp. imaan yëpp yamuñu lañ dul nangu dañ ko dul c'est-à-dire que léegi dañ ko dul nangooti fu muy génn. dina am ñu koy topp jege ko dina am ñeneen ñu koy topp te duñ ko jege. ah bon incha allahu rabbi. ay civil quoi je veux dire. ah nekk dans l'ombre. li ci en tout cas léegi moom. comme la police. ah en tout cas am loo xam ne dootuñu ko nangooti. dootuñu ko nangooti parce que du question sa personne qui importe. dafa am ay junney sénégalais yu am yaakaar ci moom. d'accord ne serait-ce que pour yaakaar boobu nit ñi am ci moom. d'accord war nañ ko protéger. d'accord mais Abass seetlu nañu ne wax nañ ko sax léegi ba ñuy tàmbali émission bi. Ousmane Sonko moom ba mu tàmbalee ba léegi. cible yi y a eu des morts. Kër Massar gis nga seen militante boobu ñu faatoo. ak ñeneen ñu fa nekkoon di kii. léegi ci fi nga toll nii réewum Sénégal ci boppam. sur le plan économiquement. fan la réew mi toll parce que gars yi yokk nañ prix yi gars yi réñowaat nañ ne dañuy wàññi mais pour bon en fait ban jàngat nga ci am. non jàngat bi ma ci am en fait yenn saa yi sax su ma xoolee sénégalais yi sax. dëgg la danaa leen yërëm. mais quelque part aussi dama ne ñu ngi nelaw. ngay dëkk bi foo tourné léegi ñu tàllal la loxo foo tourné c'est-à-dire que lii yalwaan ci da ngay gis koo xam ni. c'est-à-dire que bu taxawee di la wax ay problème sax da nga naan non kii amul problème. te bu njëkk ba ñëpp dañu yaakaar ne yalwaan mooy laago yeeg ñeneen ñi. silmaxa yeeg yooyu ñoo ko doon mais léegi ñëpp ay yalwaan. dund gi cher na bañ ne dañ koy wax Macky Sall dañ doo leen ko fi waxee. suba incha allahu rabbi j'en profite pour appeler tous les sénégalais ñu ñëw ci marche suba bi contre la vie chère surtout. dund gi cher na cheraay boo xam ne kenn xamul fu mu toll. tuuti ceeb. marché bi àjjuma la marché bi boo demee marché bi àjjuma la du suba. wala tey la meekat yi àjjuma suba. boo demee ci santé bi aussi même chose c'est-à-dire que état de pauvreté bi am Sénégal musu fee am. et pendant ce temps gis nga yàq bi ne gis nga leen Dubaï. foire président de la République lan lay uti ci foire. Dubaï ànd ak ay soxnaam ànd ak ay troubadour yi ànd ak ay accompagnant ànd ak ay géwél ak yooyu ñu leen di woy ñuy génne xaalis di ko mayee ñooñu ñëpp ci argent contribuable xaalisu Sénégal lañ demee foofu. Dubaï un avion à 60 milliards nga feesal ko dell yóbbu ay nit ci foire pour lan. pendant ce temps. rentrée scolaire baa ngi nii am na ay écoles yoo xam ne ñu ngi ci biir ba léegi ñu ngi ci ndox mi pendant ce temps am na fi ay abri provisoire ay nit ñu ngi nekk ci ay saket di jàng yow ngay tambaambalu ci adduna bi di ànd ak ay nit di fecc ko woy. pour yow da nga jàpp ne mën naa yónni ministère de la culture. mais waaye yow ministre du commerce mënoon na dem ak 2 ou 3 autres ministres wala sax les directeurs de foire la. lan la fa wuti mais comme dafa yor un avion de plaisance donc xam naa daf ci bëgg a profité le maximum di ci voyager fii ak 2024 mais pendant ce temps sénégalais yi ñu ngi bëgg dee te loolu moom wax fa dëgg yàlla. élection locale yi am ngeen ci yaakaar. non incha allah c'est normal parce que su ma laajee da nga ne oui. mais est-ce que fi ngeen toll nii yaakaar ngeen ne mën ngeen a secouer le baobab parce que attention. waaw bokk yaakaar aussi. non le baobab est secoué depuis longtemps. ah bon. non baobab bi dara desetu ko fi. mais localité yi ay yooyu du problème bu Macky Sall. non d'accord c'est vrai que moom mooy choisir nee nañ ci benn bokk yaakaar. d'accord moom mooy choisir. oui moo tax affaire bi du affaire localité. foofu benn kàddu moo fa am mooy kàddoom lu mu wax mooy am parce que il a les moyens donc il a le pouvoir lu mu wax mooy am mais dama koy wax mu inspiré wu comme yeneen parti comme Pastef ni ñu def ay primaires choisir seeni candidat coow amul dara amul coow sax mënut a ñàkk. te da nga jàpp ne APR bu ñu ko defee tas. non man kay du ma leen ko ñaanal sax mais bu tasee mu gën. ah bon. ah oui bu tasee mu gën mais APR amalu njariñ sénégalais yi dafa war a tas. APR dafa existé wul sax bay tas yoo koy benn bokk yaakaar ngay wax mais APR moom existé wul benn bokk yaakaar moo existé lan moo tax depuis 2012 ba léegi Macky Sall tient à benn bokk yaakaar parce que xam na ne amul parti. ah bon te amul parti. Yoff bi may ñëw sànq rek gis naa waa Yoff les socialistes Yoff waa LD Yeesal ak beneen parti nee nañ dañuy am seen candidat
au niveau de Yoff dafa am problème ak Diouf Sarr. ak Diouf Sarr. y a eu des problèmes. waaw mais nag loolu yëpp ñoom ñoo ko créé pour affaiblir Diouf Sarr. loolu yëpp ñoom ñoo ko créé pour affaiblir Diouf Sarr. donc c'est de bonne guerre dans c'est de bonne guerre dañu bëgg a affaiblir Diouf Sarr pour yokk doole peut-être Amadou Ba man la sama calcul boobu laa def te xam peut-être fii ak ay fan di nga gis li ma la wax. la moo tax nanguñ ko def feneen lu tax ñu dem ba Yoff socialiste yi yeesal ak ñeneen ba Yoff ne dañuy am candidat pourquoi defuñu ko un peu partout soi-disant que Yoff dara doxu fa le maire n'a rien fait c'est pour affaiblir Diouf Sarr loolu rek a tax ñu def ko du leneen ñoom nag élection locale yi dinañ ci gën a tasaaroo ñun incha allah ñu gën a dëgër ci li ñuy def teg yoon pour 2024. d'accord éliminer Benno Bokk Yaakaar. d'accord de la scène politique. Abbas maa ngi lay sant bu baax. mais jërëjëf sëñ Hadj Malick di la gërëm ak si parce que yegg si nañ ci catal. kontaan naa ci émission bi. looy jeexale benn part. invitation bi xanaa rek di woo nit ñëpp ci jàmm. di wax suñu kilifa diine yi nga xam ni. ñun moom. lu ñu sant ñu def. keroog sëñ Mountakha Mbacké yàlla na yàlla taxaw wax na ko. amiin nee nañu amal naa leen bor bu rëy. te incha allah dinaa leen ko fay parce que daf ñoo waxoon ñu déglu delluwaat nañu ci moom ne ko na wax ak président Macky Sall ak ñi mu àndal jàmm lañu bëgg nañu bàyyi xeex bi nañu bàyyi agression yi. ñu def politique normalement ku mën sa morom nga duma. te ñu bàyyi violence bi. d'accord loolu am na parce que kuñ dóor nag. waaw bu soobee yàlla da ngay fay dañuy fay li nga bëgg a wax. waaw dañuy fay waaw. d'accord mbokk yi kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm beneen dimanche incha allah daañu dikkaat ci beneen gan jërë ngeen jëf merci wasalaam jërëjëf.